أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين بوك ñu seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi fii si jàkk Ngaparou di comité de riposte bu Ngaparou doon recevoir ñi nga xamante ne ñoo jóge si jumaay Yoof bokk si comité bi nga xamante ne moom lañ doon tuddee comité de réflexion sur les mesures et conditions d'ouverture des mosquées de Yoff ñoo ñëwoon tey seet sa waa Ngaparou pour waxtaan ak ñoom sotnate xalaat si ni nga xamante ne noonu lañu war a mën a jaare ba tijji jàkka yi si Yoff incha allah bi ñu ñëwee waxtaan ba noppi nag am la leen loo xamante ne dañu bëgg waxtaan ak ñoom si loolu mu jëm si wàllu école 2 bi nga xamante ne day tijji suba jàmm salaam ñu bëgg a jox kàddu gi ñaar si ñoom ñu indi seen contribution si loolu nga xamante ne waa Ngaparou bëgg nañ ko def mu jëm si wàllu école bi incha allah ko defee dañu jox kàddu gi docteur professeur Babacar Mbengue moom mu def contribution bu paree mu jox saltige wala keneen si délégation bi rek incha allah ñu def seen contribution. bismillahi rahmaani rahim aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim. mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp ku ne sa tur ak sa sant di leen nuyu nuyoo ba gën a sell muy asalaamualeykum wa rahmatullah. ñun ñi nga xamee ne yàlla dafa def sunu xam-xam màcc si wàllu wér-gu-yaram dafa nekk farata si ñun situation yi su amee ñu wax jëf bu ñu mënul ñu mettitlu waaye yàlla may nit ñi nga xamee ne ñoo ñuy déglu ñu am dégg-dégg te jëfe li nga xamee ne moom la ñuy wax. Yoof nag benn bopp la te loolu lu am solo la lu ñu war a sàmm la parce que ñun lañ fi suñuy wéyjur yi bàyyi mu jépp sa mu réer nag gàcc la ñun ñu déggoo ñoo amoon si Yoof si domaine yëpp muy wàllu organisation wu société bi yëpp li nga xamee ne tey yàlla dogal na ko muy infection bu ñuy wax Covid-19 maanaam microbe bi fi nekk ngeen gën ko xam si li ñuy wax corona yéen corona ngeen gën a miin moom ngeen gën a tàmm loolu tax na situation wu Yoof xaw a doy waar virus boobu nag dafa nekk virus boo xamee ne il faut que rek nañuy dund ak moom parce que dafa am mission am di ko dox ñun tamit yàlla indi ñu fi pour ñu am mission di ko dox kon nag il faut que dañuy dund ak moom mais dund ak moom si respecter li ñuy wax ay mesures de prévention ay mesures barrières loolu il faut que ñu def ko suba nag muy talaata le 2 juin xale yi am na si ñoom ñoo xamee ne dañuy dellu école mu nekk école Yoof yëpp xale yooyu di dellu foog naa seeni waajur ñoo war jëkk wax ak ñoom mooy ñu xamal leen ne feebar bi kat am na gëmloo leen ne feebar bi am na te xamal leen ni ñoom aussi feebar bi buy dal mën na leen a dal doomu jàngoro bi mën na leen dugg te du feeñ te xamal leen ne ñoom aussi war nañ bu leen feebar bi dalee mën nañu walla seen ay wéyjur donc xale bi mën na jàngi indi ko ci kër gi suñu bañee yooyu yëpp am nag lillahi wa rasuli lii koy wàññi walla li ñuy protéger mooy gannaaw bañ leen waxee lan mooy feebar bi ñu jéem góorgóorlu protéger leen te bokk na ci liy protéger xale yi même bu fekkee ne tey xale yëpp ay responsable lañ koo ci waxal mu xam parce que réseaux sociaux yeeg actuellement information yi fu mu toll ñoom xam nañu seen xam-xam walla seen comment on l'appelle activité niveau intellectuel dafa gën a yéeg donc li am solo mooy wax leen lan mooy mesure barrière yi moo di bu ñu demee école jaxasoo bi yooyu nañ ko wàññi waaye bu ñuy dem école aussi waajur bu nekk war ngaa defaral sa doom ay masque waajur bu nekk man li may conseiller mooy waajur bu nekk
na jël doomam jox ko lu mat ñett ay masque yoo xamee ne masque tissu la da nga koy paase defal ko ci enveloppe bu ngoonee bu wàccee nga fóotaatal ko pour bu subaa buy jàngi loolu bokk na ci li nga xamee ne mooy tax xale yi ñu muccal leen te muccal xale yi mooy muccal mag ñi. am na beneen xale bi dafa war di nelaw yu doy cela veut dire que xale bi day toog kër ga li gën mooy muy teel a tëdd wax dëgg yàlla di teel a yeewu te sax xam-xam dafa wane ni nelaw yu doy mooy tax la nga jàng école boo ñibbee nga retenir ko kon waajur yi xale bi bu jàngiwul da nga koy bàyyi ci kër gi mu toog nay toog ci kër gi moo gën muy nekk ci mbedd mi te bu nelaw jotee mu dem nelaw. am na beneen boo xamee ne lu am solo la gis nga lu ñuy wax système immunitaire mooy liy protéger doomu aadama yi bokk na ci li koy jox doole mooy nit ki di jël lu ñuy wax ay vitamines kon waajur bu ko man parce que bu njëkkoon boo daan dem école dañ lay jox ay meew ay affaires yooyu kon waajur bu ko man wutalal sa doom lu ñuy wax polyvitaminé maanaam ay sirop bëgguma tudd ay tur parce que damay bañ a def publicité ay polyvitaminé yoo nga xamee ne da nga koy jox xale bi benn kuddu suba gi bu ndekkee ba pare loolu lu am solo la mooy tax loolu mooy ñoŋal système immunitaire am ba bu microbe bi amee bu ko duggee da koy daal di rey da koy daal di fagagal ba du indi feebar bi donc yooyu yëpp ay mesures la te ñu set aussi ci xale yi bu ñu jógee école ñëw yére yi nga xamee ne moom la ñu demee école suñ ko mënee weer ci naaj bi mooy gën weer ka ci naaj bi ba mu am par exemple 30 minutes yooyu wala 1 heure de temps dana wàññi microbe yi te xale yi nañuy toog ci kër gi di teel a tëdd macha allah vraiment te ñuy utiliser ay masques yi da ngeen leen di defal heure bi nga xamee ne 8 heures ba ñuy génn récréation am na benn masque bu ñuy sol bu ñu jógee génn récréation ba midi ba ñuy ñibbisi am na beneen masque boo xamee ne moom la ñuy sol kon xale bi suy dem war naa yóbbu au moins ñetti masque paasel ko nga dugal ko ci enveloppe wala mbuus nga tëj ko moom du ko ubbi lu dul bu waree changer masque lu am solo moom moo nekk noonu foofu laay yem yal na yàlla musal ñu ci feebar bi maa ngi jégalu bu baax. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ddallin amin allahu akbar allahu akbar assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi bëgg a yëkki kàddu ci kàddunu borom bi di jëkke nuyoo di nuyu imam Seydina bi ñu fekk fii Samb muy imaamu jàkk ji ñu ñëwoon tey fii ci jàkku Ngapparu ànd ak comité bi nga xamante ne mu ngi soxeekoo ci kuréel gi nga xamante ne moom la imaam woote woon ci jumaa ji pour ñu ubbi jàkk yi ñu tombe fi ak ouverture école yi suba mardi le 2 incha allah ci kàntanu yàlla ñu ñëw ci Ngapparu aussi Ngapparu yàlla nattoo ko mu làng ak école 2 xale yi di jóge fu ne suba incha allah war fa daje ak seeni maître pandémie bi nag dafa am nu mu tëdde ci Yoff waaye waa Ngapparu nag wax dëgg yàlla seen comité de lutte bi ñu installé wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na ñu ngi profité ci occasion bi di leen sant bu ñu santee imam bu pare président Alioune ñu ngi leen di sant bu baax a baax seen taxawaay rafet na xawoon nañ jaaxle tout à fait au début mais pandémie baa ngi reculer te wax dëgg yàlla comité de veille bi ngeen def ak surveillance yi ngeen di def ak ndimbal yi ngeen di dimbali nit ñi wax dëgg yàlla loolu am na solo école nag dafay ubbi suba te ñun aussi wax dëgg yàlla l'État jël na disposition bi yëpp mais l'État ne peut pas tout faire la mairie de Yoff ne peut pas tout faire ñun population yi war nañ jël ci ñun ci taxawaay ak kaaraange ak yëpp suñuy doom suba bu ñuy dem ku nekk ni ko professeur waxee léegi du ma ci jaaraat war nga napp sa doom parce que xale yi li ñu jàng ci biir kër yi moom la ñuy taari ci mbedd mi li ñu jëlee école bu ñu ñëwee dañu war a noppale ko pour digérer ko pour mën koo saytu ba mu jariñ leen kon li professeur wax Ngapparu daf ci anticiper c'est la première fois ma gis waa Ngapparu tey ñu muus
parce que masque yi ñu anticiper def ci école 2 ngeen gis ko nii wax dëgg yàlla ñu fas yéene ko joxe suba ci école 2 am na solo lool du ñëpp am possibilité am masque sensibilisation bi ñuy def lii ëpp na sensibilisation kon dëgg man à partir de tey Ngaparou la ma dëkk mais nag dañ ko rafetlu lool xale yi bu kenn tàyyi nañuy wax di saytu mesure barrières yi communication yi dégg nañ ko waaye nañ ci jàpp xale moom xelam matul dañ koy gunge di ko tette ba mu mën a taxaw kon ñu ngi profiter ci occasion bi di lancer beneen appel ci à travers toutes les écoles de Yoff que nit ñi taxaw am fulla yëpp seeni doom taxawu leen ba ñu mën a li ñuy tester muy ouverture bi yàlla ma ñu ci dimbali ba ñu ubbi ko ñu continuer ba suñu xale yi mën def examen parce que jàng dafa am solo beneen bi aussi mooy li nga xamante ne mooy ministre bi nga xamante ne moo yore action sociale ak santé di maire commune Yoff ànd ak ay nattangoom ministre de l'éducation ak yooyu war nañ dalal xelam ci Yoff ni mu mas a nekk exemple nekk royuwaay nekk seetu lii nga xamante ne moom la waa Ngaparou def lii de bu ko ñëpp defoon wax dëgg yàlla xel mën na dal xale yi nag wax dëgg yàlla amuñu leen ëpp ñooy devenir ëllëg bi ñooy yor nation bi suba kon nag war nañ leen sàmm war nañ leen aar war nañ leen ñu ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mbas mi nga xamante ne daf ko wàccee muy mbindaafoon ni ñun yàlla na ko yàlla nasaxal bés bu ne mu dellu gannaaw ku mu dal yàlla na nga wér ku mu dalagul yàlla bu mu la dal mais daal wax dëgg yàlla la répétition est pédagogique tey ci ngoon ku nekk sa kër war nga naabaat say doom wax ak ñoom wax la ñu jël respecter distance yi bañ a booloo bañ a fubal ñu respecter consignes yi leen seen maître yi jox ak éducateurs yi ne foofu loolu daal bu ñu ko defee mën nañ jàng ci jàmm mbas mi yàlla jële ko fi alhamdulilah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina wa sallim. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamante ne ñooy faral di seetaan Yoff Mbollo di leen yëgal rek ne comité bi nga xamante ne moo nekk fii ci Ngaparou muy comité de riposte bi am nañ taxawaay yu rëy ngir gunge xale yi nga xamante ne ñoo war a dellu école suba muy mardi le 2. ñoom li ñu def bu fekkonte ne quartier yi nekk Yoff yëpp def nañ ko dana yombal lool dellu bi xale yi dellu école ndax ñoom am nañu yéene gunge xale yi nga xam te ñoo nekk école 2 si jàppal leen ci ay saabu ay madaar ay masque ngir joxe seen contribution ci xeex bi ñuy xeex pandémie bi nga xamante ne mu ngi law ngir xeex ko mu dellu gannaaw ci loolu ñoom ni ñu jàppale xale yi itam waajur noonu la ñu war a jàppale seeni doom ndax ki lay jàppale ci sa doom bëgg na sa doom mucc waaye nag ki war a gën a taxaw mooy waajur yi saltige am na lu mu wax président docteur am na lu mu wax imam am na lu mu wax mais ñun su li ñuy dolli ci ñaax bi mooy nañu waajal seeni doom ci li ñuy soxla ci wàllu lekk muy seen goûter yi maanaam ku ci nekk na nga fexe ba sa doom buy dem école li muy soxla ci lekk ak naan na nga ko waajal defal ko ci saagam ndax bu fekkee dafa dem de gauche à droite fu ne mu jënd fa fu ne mu def fa échange soo moytuwul doomu jàngoro bi mën na ko gàddu andi ko ci kër gi kon ñun loolu ci ni ñu gën a insister bu baax a baax a baax et puis itam nañ gën a sensibiliser xale yi nañ waxtaan ak xale yi yab leen comme ni nga yabe say doom bu xëyee di dem examen lu ko raw nga ko war a yabe parce que dafa am lu exposé wu ci kanamam kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax waajur yi nañ ko bàyyi xel waaye itam jàngalekat yi ci biir classe gi bu ñuy commencé seen leçon yi nañ ñaax xale yi bu xale yi di wàcc itam nañ leen conseiller nu ñu war a comporter ba keroog ñu egg kër ga kon su ko defee ñu ngi ñaanal xale yi bu baax yal na yàlla sàmm leen ndax njàng mënta ñàkk ci réew ndax réew bu amul jàng du dox te proposition bi ñu joxe nii pour delluwaat classe yi mën a sauver année bi ñu def seen examen loolu moo gën foofu ñu bàyyi ko noonu année bi di nax saay kon yal na yàlla sàmm leen ñu ñaanal bu baax a baax comité bi ne Ngaparou vraiment quartier yëpp dañu war a roy ci lii xam nga defar ay masque nii jox ko école 2 bu ko beneen quartier defoon beneen quartier def ko jox ko yeneen école yi daanaka am na ñenn ñu bëri jarul sax ñuy xaar seen contribution ndax loolu dana matale ngir xale yi mën a jàng ci conditions yu gën a rafet kon ñoom ñu ngi leen di jaajëfal bu baax yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla jàppale leen ba ambition yu ñu am ak projet yi ñu am ngir quartier bi waaye ngir Yoff tam yàlla dimbaleen ba mu mën a antu allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad. bismillahi rahmaani rahim comme ni ma koy tàmbali di wax rek tey suñu jataay fii jataay yu mbégte la dañ si am contentement lool
contentement bi weesuwul réew mi fi mu toll si wàllu mbas ñu ne école mu ngi ubbi suñuy doom suñuy jarbaat suñuy frère am initiative bu rafet bi di waa Ngaparou offrir li nga xamante ne mooy matériel bi nga xamante ne moo nekk sur place ñu indi ko defal ko école bi mën naa wax ne Yoff gépp lañ ko defal parce que li ñu def tey njaboot yi du njabootu Ngaparou rek ñooy jàng si fii ci école bi nit ñi dañuy jóge de partout di ñëw di jàng si fii mu nekk mesure boo xamante ne ñun dañu koy saluer muy mesure bu noble boo xamante ne bi mbégte dëgg lañ ci am boo xamante ne am na fu mu tàmbali mais amul fu muy yam parce que tey jii li nga ñëpp di xeex soo gisee ko la ci jàppale da ngay am mbégte ñëpp mënoon nañu toog ne affaire bi affaire u état la parce que tey jii école bi état yi ñoo ko administré mais ñoom defuñu loolu dañuy jàpp ne pandémie bi bu duggee ci école bi jëm ci seen biir donc tey ñu faagaal ko dabu ko pour jële ko fi donc ñun waa Yoff amuñu lu dul di leen bëggee kontaan ci geste bi nga xamante ne moom la ñu def di ñaan ñi nga xamante ne ñi aussi ñoom lañ fekk see te di leen ko defal te ñoom ñu uuf xale yi ñoom tamit ñu bokk ak ñoom xeex bi nga xamante ne moom la ñuy xeex parce que dafa am ay mesures yoo xamante ne war na am ci établissement bu mu mënti doon ku si nekk yaa xam nan nga nekk ci sa gox nan nga nekk nag noonu nga koy gérer ay xale ñoo fiy ñëw xale yi fiy ñëw il faut que mu am d'autres mesures complémentaires yoo xamante ne waaye école bi ñoo koy jël ci seen bopp pour mën a aar xale yi nga xamante ne ñoo fiy ñëw muy maanaam ci seen comportement bu ñu nekkee ci école bi ak ci seen comportement bu ñuy jóge ci école bi war a dellu seen i kër donc loolu il faut que instituteurs yi ñuy napp xale yi ci biir salle de classe yi di leen wax li nga xamante ne lii mooy message bi nga xamante ne ñun moom la ñuy envoyé nit ñi ci biir dëkk bi donc ñoom it comme que ñoom ñoo ñuy yaral xale yi parce que ñoom ñoo ëpp lu ñuy toog ak xale yi donc tey jii ñoom ñooy éducateurs yi donc ñoom ñoo ñu mën a jàppale ci mbir moomu pour que xale yi mën a nekk en sécurité maanaam am na façon njaay yoo xamante ne yi sax war nañu ko mën a arrêté war nañu ko mën a arrêté fi mu nekk nii ba ñu génn ci feebar bi nga xam ne fa la ñu toll parce que xale yi di génn di daw di uti ji lu ñuy lekk yooyu yëpp c'est dangereux donc foofu dinañ ci naabaale profiter naabaale ñi nga xamante ne ñooy waajuru xale yi pour que ñu di leen préparer seen i goûter seen i lépp defal leen ko pour que bu ñu ñëwee ñoom ñu mën a yam ci loolu même su fekkente ne seen i pause muy récréation bi su fekkee dañ koy passer ci biir classe bi sax yooyu yëpp pour mesure la rek pour que nit ñi bañ a di dajaloo parce que xale yi boo leen bàyyi rek ñu dajaloo parce que gëj nañu gisee bu ñu dajee rek foofu dafay garaaw donc loolu muy mesure yoo xam ne dañ koy ñaan mais di gën di feddali vraiment ñun suñu mbégte ci waa Ngaparou kooku je ne manquerai pas aujourd'hui ci bés bi ñu toll nii parce que dañu am ay étapes yu ñu war a def ci quartier yi ñu war a dem la nga xamante ne moom lañ fekk Ngaparou salué nañ ko rafetlu nañ ko te dinañ ko passer un peu partout bon donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan feebaru yàlla na ko fi yàlla jële asalaamaaleykum ñu ngi nuyu téléspectateurs yu Yoff TV yëpp di nuyu suñu kilifa yi ñu taxawal muy Pape Pédar Sarr monsieur Ndoye ak monsieur Thiaw ñoom ñëpp doon suñu kilifa tey ñuy dëgmal ubbiteeg école parce que école dañuy reprendre cours yi à partir de demain incha allah comité Covid bu Ngaparou école 2 nekk si Ngaparou ñu ne woon tey li nga xamante ne mooy suñu appui suñu ndimbal dinañ ko indi jàppale ko waa école 2 te di wax directeur bi ak président comité de gestion bi di leen wax di dalal seen xel ne leen li ñu indi naam c'est symbolique waaye ñu ngi fi lépp loo xamante ne nii yaakaar ngeen ne comité Covid bu Ngaparou mën nañ ko taxawee rek pare nañ pour taxawee leen ko ba li nga xamante ne moom la ñuy ragal muy feebar bii bañ a dugg ci école bi wala kenn bañ ko jëlee ci école bi di ko yóbbu feneen donc loolu ñu ngi ci ànd ak directeur bi ak comité de gestion bi di wax ne wax dëgg yàlla waa Ngaparou gépp ñu ngi taxaw ci seen ginnaaw ànd ak yéen accompagner xale yi
ba waajur yi seen xel dal ñu mën a passer examen yi si jàmm élèves yi réussir si jàmm professeurs yi nga xamante ne ñoo leen encadré aussi mën a mucc ñëpp mucc si feebar bi di ñaan yàlla nag mbas mi nga xamante ne moo wàcc Sénégal gépp war si monde bi yëpp yàlla teggil ñu ko fi lii nag appui la bu symbolique rek am nañu fi ay masque am nañu fi gel eau de javel am nañu fi madaar am nañu fi savon appui la bu symbolique te di leen wax ne accompagnement bi incha allah 2 mois yi nga xamante ne wax nañ ko moom lañ jàng yëpp accompagnement bi ñun ñu ngi fi à chaque fois seen ginnaaw saa yu ngeen soxlaa waaye saa yu ngeen jaaxle ñu ngi fi te duñ xaar sax ngeen jaaxle buñ xaar sax directeur mu ngi say loxo donc bu ñu xaar sax ñaan manqué na wala mu ngi waaj a jeex buy waaj a jeex rek stock bi wax ñu teel incha allah indi dolliwaat li nga xamante ne nii moom la ñu indi nii wala leneen lu ngeen soxlaa lu uteex li ñu fi indi teel leen ñu wax incha allah lu ñu ci man ñu ànd si ak waa Ngaparou yëpp ànd si comité Covid bi indi leen ko pour jàppale ko encadrement xale yi ba ñu ñëpp a mucc si feebar bi incha allah donc directeur loolu mooy woon kàddu yi jërëjëf Pape Pédar jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu président Pédar Sarr ñu ngi leen di dalal yàgg Alioune Taw ak délégation Covid bu Ngaparou imam baal ma gisuma la woon maa ngi lay jox sa wàccuwaay kontaan nañ bu baax vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm maa ngi wax si nom turu président des parents d'élèves ak président comité de gestion de l'école Diamalaye 2 donc président je crois que wax bi nga wax am na solo lool parce que bu fekkee ne dañu am reprise des cours muy classe de CM2 yi d'accord ay mag lañu ñooy mag yi ci élèves yi fii mais li ñuy nekk mag lépp dañ leen war a namaat bi mooy lan les enseignants yi nga xam ne ñoom ñoo leen di yor ci biir classe information ak yi ñuy joxe ci biir télévision yi ñu di ko gis doyul mais je crois que le meilleur éducateur mooy enseignant bi élève dafa am fu mu teg enseignant am daanaka fi mu teg enseignant sax tegu fa papaam bi ko jur donc boo ñëwee en salle de classe sa maître na la nii la ñuy def nii la ñuy def nii la ñuy def pour nga mën a éviter feebar bi loolu directeur damay ñaan nga insister si loolu bu élèves yi ñëwee ñi leen di jàngal nañ leen gën a nañ defar reprendre li comité de santé doon def nañ ko reprendre si biir classe yi parce que xale rek la bu ñu xasee ba génnee récréation lii président wax loolu nañ si veiller aussi daanaka bien avant feebar bi di am mosoon naa la wax loolu pour ñi nga xam ne dañuy jaay fii d'accord war nañ def une sélection si personnel bi war nañ def sélection aussi si li ñuy jaay qualité bi parce que xale bu génnee récréation dañ ñëw rek jaay ma lii bu fekkee ne li ngay jënd di ko consommer baaxul ñoom xamuñu si dara côté profit bi la ñuy xool ñoom loolu war nañ ko xalaat moo tax président bi nga waxee loolu da nga gën a attirer sama attention sur ça loolu directeur maa lay ñaan yaay chef établissement bi loolu nañ si veiller bu baax ginnaaw loolu parents d'élèves yi tamit ñi may déglu ñëpp nañ xam ne reprise des cours am na waa comité Covid bu Ngaparou def nañ benn geste bu am solo muy remise de dons matériel yi nga xamante ne ginnaaw yàlla yii moo ñuy aar si feebar bi donc ñu xam ne geste bi moo si am solo comme ni ko président kii wax Alioune geste moo am solo mais du lii parce que mën nañ def lu ëpp lii comme que wax na si waxam ne nañ jëfandikoo lii fu ñu toll nañ leen wax loolu yaakaar naa loolu dal xel boo nag du ñu am dara lu dul sant leen di leen gërëm di ñaan yàlla initiative bi ngeen am ñaan naa yàlla Covid bi jeex mais sur d'autres domaines ngeen taxawaay yu mel nii école bi école yi ñëpp la comme ni ko président waxee du waay Ngaparou rek waa Layène ñoo fiy jànge fii ba Tongo dañ fiy jàng donc loolu
ñu vulgariser ko mu nekk un modèle waaw sant nañ leen gërëm nañ leen ñu ngi leen di ñaanal yàlla seen taxawaay bi yàlla na yàgg yàlla na barkeel seen lépp vraiment kontaan nañ bu baax a baax te vraiment am nañ confiance bu baax si. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen comité de gestion Ngaparou président Frey Yoff monsieur Pédar Sarr ñu ngi lay nuyu di la sargal di la tegaat sa wàccuwaay bésub tey bii nag bésub mbégte la si ñun personnel enseignant bu école Diamalaye Yoff ndaxte école publique am na natt bu ko daloon ba ñu ngi koy jéem a teggi bu soobee yàlla le 2 juin naam am na ay préalable yoo xam ne moo war a taxaw pour njàng mën a am ci tàmbalay weeru juin bi bokk na ci ay kit d'hygiène masque yi ci la mairie Yoff digoon nañu ay masque naam daanaka école yëpp jox nañu leen mais seen commande dafa amoon rupture ba tax ñun Yoff école 2 matal ñu woon ay masque 60 masques rek lañ ñu joxoon te ñi war a jàng see bu soobee yàlla le 2 mat nañ une centaine kon nag jaaxle amoon na yàlla baax na bi ngeen ñëwee fàttal ñu bunt bi il est vrai que jot naa karax sànq nee na ñu ngi ci boo moytuwul tey jii dinañ ñu livrer masque yi mais daal jotaguñu ko woon lii ndimbal la ci bu soobee yàlla man en ma qualité de directeur dinaa engagé wu de mon mieux pour que li ngeen ñu jox ñu jëfandikoo ko ni mu gën a jaadoo feeñal ngeen tam seen tiit ci xale yi jënd ay ñam ci école bi loolu d'ailleurs autorité académique yi jëloon nañu les devants ne woon nañu am njaay dootul am ci école yi mais tam kuy jàng dafa soxla nga lekk moo tax ma profité ci teewaayu télévision bi pour wax ci loolu parents yi nañu changer habitude yi xëy rek jox sa doom nangam ci xaalis ne ko boo demee école ndékkil wala ci yoonu école yi jëndal loo ndékkee nañu jéem a moytu loolu ndaxte dañu nekk ci waxtu xeex jàngoro surtout que temps bi changé na fajar gi teel na war nañoo mën a jóg waajal xale yi ndékki ñun ndékki 9h la ñuy dugg 9h fekk leen école loolu kañ compliqué wul mu des beneen aspect jox ngeen ñu matériel ne ngeen c'est symbolique mais lu rëy la ci ñun te loo gis dafa laaj une bonne gestion man aussi dama d'accord ci lenn gestion dañ koy contrôler bëggoon nañu yéen ngeen collaborer ak président CGE bi ngeen xool nan ngeen ñuy intégrer mën a xool ndax dispositif bi ngeen ñu jox ñu ngi koy utiliser à bon escient wala déet te woon nañ ko te mairie Yoff aussi jëluñu engagement pour joxe gel hydroalcoolique comme li ngeen ñu jox rek Madar ak eau de javel jox nañu ko dispositif de lave-mains yooyu jox nañu ko mais gel hydroalcoolique bi amagul su ngeen ñu see mën a jàppale ci côté boobu itam ñu jël waaw vraiment dëgg kontaan nañ bu soobee yàlla seen tawat seen mébét seen yéene dinaa ko jotal équipe pédagogique bi yëpp le 2 bu ñu démarré du ñu démarré rek commencer enseignement classique yi d'abord les bonnes habitudes
d'hygiène yi lañ leen di inculquer ñu xam nan la ñu war a comporter woo en classe xam ne waratuñu échanger matériel de travail distanciation sociale bi en classe ñu respecté ko bu ñu génnee ci cours bi aussi disposition yi ñu leen wax ñu respecté ko bu ñuy wàcc fi ñu war a génne ñu wan leen ko bu ñuy dugg fi ñu war a duggee ñu gën leen te jëkk ñu jëm classe ñu xamal leen ne war nañu ñëw ñu éprouver seen température war nañu raxas seen loxo ba mu set delluwaat comme ni ñu amoon habitude aussi tableau yi di ñëw di ko effacer loolu tere nañ leen ko léegi bu soobee yàlla maître bi ci boppam moom kese mooy effacer tableau bi waaw dinañu jéem a mottali li ci des bu ñu ñëwee incha allah ñoo ngi leen di sant di leen gërëm te di wax ngeen jotal ñu sunu ngërëm lool waa pencum Ngaparou li ñu def du Ngaparou lañ ko defal Sénégal gi yëpp lañ ko defal école bi école sénégalaise la kon nag li ngeen def àdduna bi yëpp ngeen ko defal ah c'est un engagement citoyen ah vraiment dëgg mérité nañu lié ko au plus haut sommet de l'État wax dëgg yàlla jërëjëf. jërë ngeen jëf directeur ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax oote ñu uyu si la jafe na donc bu ngeen ñu ko defalee duñ def lu dul sant leen gërëm leen si lii nga wax nag incha allah muy gel yi normalement si loo bi la waroon bokk mais dañu fàttewoon tey férié la kii ko waroon indi nañ ko may ba suba incha allah suba bu ñëwee rek ñun dañu indi gel yi doole leen ko incha allah si loo bi ngeen wax. masques yi nag 400 masques la ñu indi parce que bi ñu waxtaanee ak yow au téléphone xam effectif bi à peu près ñu ne élève bu ne au moins nañ koy jox 3 masques ak ñeeni encadré donc moo taxoon ñu évaluer si aux alentours de 400 masques bon yii nga xamante ne moom la jox léegi yii Ñambe Diop saf moo ko defar doolee ko comité bi ñëw doolee leen ko yeneen yi comité bi moo ko defar doolee ko école 2 te it lépp loo xamante ne nii comme ni ñu ko waxee rek accompagnement la comme ni nga ko waxee léegi si gel bi ñu andiwul wala muy masque di leneen incha allah dinañ si taxaw comité bi nga xamante ne moom nga jiite soxlaa fa peut-être xale yi Ngaparou incha allah dinañ ñëw jàppale la si comité boobu ci lu ñu mën incha allah. incha allah dinañ si taxaw am nañ fi ay élèves étudiants am nañu fi ay encadreurs am nañ fi ab professeur kii professeur mat la. waaw ñoom ñëpp lépp loo xamante ne nii dafa jëm ci dëkk bi jëm ci wàllu Ngaparou donc ñoom dañ ci sawar lool donc bu nga ñu owee si école 2 nga xam ne suñuy doom ñoo fi nekk ñu jógee Sicap Layène ba Tongoor donc dañ ciy sawar lool incha allah jox nañ suñu engagement bu ngeen ñu owoon réunion suba on sera là suba incha allah di ñaan yàlla comme niñ ko ñaan ñu ñëpp mbas mi yàlla teg ko fi képp kenn koo xamante ne nii def nga sa xam-xam wala sa doole ba ñu mën a jàppale école 2 lii ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokk leen di jiital si ñaan gi ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr di si teg Abdou Nar Mbeng maire adjoint premier maire adjoint di si teg Ñambe Diop collaborateur bu ministre maire di ñaanal ñëpp képp kenn koo xamante ne jàpp nga si di dolli aussi di encourager comité Covid bu Ngaparou vraiment di leen ñaanal ñoom ay xale lañ yàlla na leen yàlla dolli taxawu yàlla leeral seen yoon yàlla jubal leen di ñaanal aussi comité de gestion bu Ngaparou suñuy papa yooyu suñuy mag yooyu lépp ñoom la ñoom ñoo ñu jox mission si mission boobu lañ nekk nii donc ñoom ñu ngi leen di ñaanal yàlla dolli leen wér yàlla yokk leen seen i at yokk seen i fan ba feebar bi jóge fi ñu mën a àndaat ak ñun dox lii parce que ñoom bu doon feebar ñoom ñoo ñëw indi lii mais feebar moo tax ñun ñoo épargné mag ñëpp ne mag ñi nañ toog seen i kër lu ñu def rek rendre leen compte ñoom lu ñu laa def tamit tàggu leen
yàlla na yàlla mu tali yàlla jubal incha allah. asalaamaaleykum mbokki Yoff yëpp mbokki téléspectateur Yoff TV ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar Modou Fall Seck mooy wax ak yéen membre comité force Covid 19 bu Ngaparou. Bon en arrière plan nii peut-être yeneen gis école 2 nii ñu jóge fa ñëwoon taxawu waa école bi pour école bi war a redémarrer waat demain le 2 juin donc comité bi ñëw taxaw si am si taxawaay bu am solo accompagner autorités yu école 2 taxawu leen jàppale leen indil leen ay dons tout ça comme ni ngeen ko gisee léegi. Alors ñu génn foofu ñu bëggoon a profiter de l'occasion pour wax leen ne un peu avant que ñuy ñëw fii on a reçu alors les membres du comité de réflexion sur les mesures et conditions d'ouverture des mosquées de Yoff. Alors ñëw nañu toog ak ñun waxtaan ak ñun présenter ñu document bi ñu tënk ngir ñu sukkandi si mën a tijji jàkka yi si dëkk bi yàlla may ñu jaamu suñu borom ba pare aarale sàmmale suñu wér-gu-yaram. Alors point yooyu docteur Babacar Mbengue professeur agrégé en immunologie exposé nañu ko de manière très claire macha allah li ma doon gënal sax mooy ñu am chance mu jàkkaarloo télé bi exposé que comme ça avec le professionnalisme de l'homme de l'art là ça va être très clair mais nattu bi mu ngi dal sama kaw ma war a synthétiser point yooyu mu ñu jottali leen que yéen population waa Ngaparou mais aussi yéen population waa Yoff. Alors professionnels yi bi ñu xalaatee document bii la ñu tënk premier point bi mooy le port de masque ah bon loolu ñëpp méngoo nañ si ñëpp xam nañ lu muy tekki sol masque yi nin ko digalee depuis ñu nekk si xeex bi donc ñoom loolu la ñu njëkk tënk mooy kuy ñëw julli si jàkka ji war nga sol sa masque mën na nekk masque mooy kuy ñëw julli si jàkka ji war nga sol sa masque mën na nekk masque chirurgicaux yi mais mën na nekk aussi de préférence masque yi nga xamante ne mooy double popeline bi donc sauf condition bi ñu si teg rek mooy ku sol masque ba ñëw jullee fajar ñu ngi ñaan bu mu bokkaax masque bi ngay julli see tisbaar bu si boo ko mënee bu demee ba mënta ñàkk ndëkk au moins li ñu lay ñaan mooy masque bi nga jullee fajar bala ngaa ñëw tisbaar boo tàngalee fer teg ko si boobu loolu tamit yàqul dara mën nga ñëw julleex moom beneen waxtu. Alors bi si topp mooy avoir sa natte de prière personnelle maanaam kuy julli si jàkka ji ñaan nañ nga ëndaali sa sajaada bopp boo peree lem yóbbu sa kër ga te boo àggee ñu ngi lay ñaan nga weer ko si naaj boo xamante ne dina baax parce que nangoo naa si professeur Babacar Mbengue mu ne tàngaay dafay retarder vitesse de propagation de microbes comme de virus donc loolu tamit ñu ngi si insister kuy julli see ëndaaleel sa sijaada bopp. Alors li gën a firndeel loolu mooy comme feebar bi day faral di génn si yàbbit yi di am si gémmiñ wala si bakken boo ñëwee julli si moketu jàkka ji mën nga fa bàyyi loo xamante ne boo fa jullee timis ki fa julli si geewe mën na ko ramasser yóbbu te loolu donc musiba lay doon. Alors ñetteel bi mooy porter des habits adéquats et propres maanaam sopp nañ si l'islam sax dafa bëgg set ak sell sopp nañ si kuy julli see nga sol yëre yu nga xamante ne moom la cadre jàkka laaj bon ñu ngi ñaan ñëpp sol yëre deme ko rob ba pere dem sa dëj ba jaale ji pere jaare noonu dem liggéey pere terse sa jàkka ja loolu spécialiste yi xaw nañ xalaat ni dafa xala doon danger donc ñu ngi ñaan rek kuy ñëw bu dee sa jot ñaan nañ sax nga jël sa jot may am jot boo xamante ne di nga changé wu sol yëre boo xamante ne boo ñëwee si jàkka ji di nga aar sa bopp mais di nga aar tamit ña ngi fay fekk bon beneen bi mooy déposer ses chaussures au niveau de l'espace réservé. Alors fi mu nekk nii li woonoon lépp day woon ni la xewoon ñëw rek summi say dàll si jàkka ji summi ko noonu tekk si buntab jàkka ji mu tasaaroo ku ne dugg boo peree jeexam dàll mi mel ni tulleex màlle loolu tamit spécialiste yi dàq nañ ko li gën mooy ku ñëw déjà
am na mesure boo xam ne mu ngi si kanam dinaa ko lire léegi mais ku ñëw sopp neen nga jël say dàll dineen lal benn serpillère boo xam ne dineen ko fomp tooyal ko ak eau de javel boo ñëwee nga fomp si say dàll ñëw def ko si benn sachet boo xamante ne ñaan neen yow yaa koy ëndaale boo ko ëndaalee dugal ci sachet bi teg ko si nële parce que li spécialiste yi wax mooy virus bi dafa diis virus bi du naaw si ngelaw virus bi bu dawee lu tolloo lu tolloo 1 mètre wala lu ko yées mbaa lu ko ëpp tuuti dafay wadd si suuf kon daal yi di dox mën na di ramasser virus yi di duggaa moom si bi jàkka ji di ko delloo kër ga kon daal li ñu sopp mooy kuy ñëw di nga fekk si buntu jàkka ji serpillère boo xam ne tooy na xib ak eau de javel boo ñëwee boo si fompee say dàll summi def ko si mbuus takk teg na le soo jullee ba pare nga jëlaat sa mbuus sol say dàll dem bon beneen bi si topp mooy dañ ne se laver les mains ou utiliser un gel hydroalcoolique bon loolu moom xam naa ne waa Ngaparou moom min neen raxasu parce que suñu mbedd yëpp raxasukaay la mais dinañ teg si jàkk ji dispositif yoo xamante ne ku ñëw da nga raxas say loxo ba mu set pour booy laataa dugg si jàkk ji. Alors respecter la distanciation physique à l'intérieur de la mosquée alors bu ñu duggee si jàkk ji di julli sopp nen ñu jël distanciation yi loolu moom xam naa bu si kenn am xel ñaar au niveau de l'organisation interne dinañ si veiller bu baax mais daal bu ñu ñëwee si jàkka ji bu ñu toogee keneen ki fi muy laal sijaadam na dendee moroomam ak lu bon 1,50 m waaw loolu la ñu tënk. beneen bi mooy ne pas présenter certains signes de maladie de Covid-19 sopp nen boo yeewoo sa yaram xaw a diis ngay sëqat mbaa ngay tisseeli mbaa sa yaram tàng lool sa bopp di metti wala dara xeeñatu la si parfum looy lekk du la saf dara ngay am yëg-yëgitu ni ku tawat sopp neen nga toog sa kër ga mesure bi spécialiste yi tënk loolu la wund mooy ne pas présenter des signes de maladie de Covid-19 donc loolu ku si nekk bàyyi si xel voilà ne pas avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 alors sopp neen aussi kuy ñëw si jàkk ji di julli na la wóor na yow si ñaari semaines yu ñu weesu nekkoo en contact avec foo xam ne dañ leen mettre en isolement wala foo xamante ne dafa nekk ay cas suspects de Covid-19 loolu kat il y va de votre sécurité il y va aussi de la sécurité de tous les fidèles que vous trouverez à la mosquée donc loolu aar seen bopp la te it aar ña ngeen ni fekk sa jàkka ja la alors bii mujje mooy être âgé de moins de 60 ans foofu nag spécialistes yi relativiser nañ ko nit dina am 65 ans gën a dëgër ki am 25 ans donc foofu nag liñ si tënk liñ si wund rek mooy aar mag ñi sàmm leen confiner leen waaw dégg naa sax tey si spécialiste yi mu wax ne confinement isolement ak bokkul confinement ak isolement bokkul alors confinement ka dara dalul la dañ ko bëgg a préserver sàmm ko donc lii ku am at yu toll si 60 ans jëm kaw sopp nen kat pour préserver la bu dee sa yaram may na la ko yow ñu ngi lay ñaan nga jullee au moins sa kër donc loolu kat moom la spécialiste yi digal parce que ñooñu ku ne xam na ne seen wér-gu-yaram dafa fragile seen wér-gu-yaram dafa xeetoowu la di dund ndax ay jàngoro voilà donc loolu daal fi mu nekk nii moom la ñu jot a tënk bi si des beneen point bi ñu ngi ko woowee organisation pratique des mosquées alors foofu noonu lu jëm si wàllu imam yi aussi ñu ngi ñaan julli mën nga ko bañ a paraxee mais mu gàtt bokkul mën nga julli bu teewlu mais mu gàtt foofu tamit ñaan nañ ko si wàllu imam yi ulema yi julli bi ñu julli si jàkka ji ñu veiller à ce que temps bi ñu ñi passé si jàkka ji ñu xal ka wàññeendi am na activité yu bari yu daa def si jàkka de préférence buñ mënee délocaliser activité yooyu moo gën te julli mi tamit buñ ko mënee ñoom imam xam neen côté bi ñu waxee du sax julli bu paraxee mais julli mën na nekk dans des conditions yoo xamante ne dina gàtt te dina l'islam dina ko nangu charia dina ko nangu
Bon, nettoyer et entretenir la mosquée. Bon, foofu tamit xam naa doo am xel ñaar ndax laata lii sax comité yi daa ne nettoyer seen jàkka yi ku dëkk Yoff xam nga ne comité yi régulièrement dañuy nettoyer seen jàkka yi di ko désinfecter ba mu set loolu moom xam naa amuñu si xel ñaar. beneen point bi may soulever waat rek mooy dina am mesures yi ñu tënkee yëpp dina am ay nit yoo xamante ne ñoom professionnels yi li ñu expliqué mooy bu ñu ñuy julli ñoom ñooy taxaw si buntu jàkka ji veiller à ces conditions là. parce que bu ñëpp àndandoo yi du julli bu ñu kenn mën naa ñëw rek dabe ñëw rek taxaw bu ko defee dootu respecter distanciation sociale xamuñu si yan anam la ñëwee xamuñu ndax raxasu na xamuñu. donc conditions yëpp pour tënk ko dina am ay nit yoo xamante ne ñun à notre niveau am nañ comité boo xamante ne dinañ taxaw di veiller si loolu di veiller si bu jàkka ji feesee ñu amatul dugg te foofu kat li gën mooy du lal si esplanade mosquée bi li ko wër bu jàkka ji feesee ñu arrêté ku ñëwaat ñu xamal la ko nga demaat dellu sa kër jullee foofu dina am ñoo xamante ne ñooy taxaw di veiller si loolu parce que bu ñëpp di jullee ndoo ku ñëw mën nga dabe te boo dabee doon xam ne respecté nga condition ya ñu tegoon nangu nañ sax si borom xam-xam ñu ne ñooñu amaana ba mën nañu ëpp yool ñii di julli te ñii di julli bu ñu jullee pare ba génn ñooñu dinañ julli seen waxtu demandoo ak ñoom nangoo nañ si borom xam-xam yi ne ñooñu sax amaana ba mën nañu ëpp yool si julli mi parce que yàlla jàngale na sax ne si xare jullit yi s'ils sont sous la menace mën na am ñu julli am ñeneen ñu taxaw garder les fronts buñ demee ba mënuñu ñàkk julli nee na sax bu ñuy julli mën ngeen taxaw yor seen gànnaay pour au cas où buñ leen bettee loolu lépp diine jàngale na ko kon san du choqué kenn ñu pointé ay nit si kanamu jàkka ji bu ñu ñuy julli ñoom ñu surveiller conditions yi pour kenn bañ a dabe si anam yoo xam ne da ngay yàq li ñu tëral mbokk yi loolu la ñu comité de réflexion sur les mesures d'ouverture des mosquées indiloon ñi ko composé suñuy mbokk leen c'était des professionnels aguerris am na ay médecins am na ay professeurs agrégés en immunologie am na ay imams am na ay oulémas am na ay membres ci comité de gestion yu quartier yi ñun waa Ngaparou ñi ñu rencontré mooy ñu dëkk Mbengeen daagu daan jëm kaw ñun ñi bokkoon ci comité bi dëkk Ngaparou ñu ngi dem dajeex waa Ndenaat waa Ndëngaañ ainsi de suite kon dëkk maa ngi tàggoo foofu di jërëjëfal ñëpp di ñaan yàlla feebar bi yal na fi gaaw jóge te yàlla may ñu déggoo ak toppe di